Walfadjri l'officiel sur Play Store ou Apple Store. Écoutez Walf FM en direct. mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ak Walf TV la voix des sans voix dal leen ak jàmm ci l'édition du soir ni ñu koy defee ngoon bu nekk ci waxtu wi diggante altine ba alxames ñuy ànd di waxtaanee actualité am réew mi Issa Tine la ñuy àndal tey ci présentation bi Issa maa ngi lay nuyu. min ngeen ko ci plateau l'édition du soir altine bu ne moom Pape Ndiaye mu ñëw waxtaan ak ñun ci wàllu actualité judiciaire lan moo ci gën a fës yan dossier lañ ci mën a waxtaanee Pape maa ngi lay nuyu. Moustapha maa ngi lay fay. mu mel ne léegi dinañ waxtaan ci dossier wu Thione Seck mi nga xam ne moom fi bàyyi ko démb. dinañ ci indi ay leeral waaye tamit waxtaan ci dàggasante bi am. ci diggante avocat yi ci affaire Ousmane Sonko. léegi lay doon léegi lay doon dinañ ànd tamit ak suñu gan tey ki ci njëkk mooy imam El Hadji Oumar Diène moom mooy secrétaire général association des imams et oulémas du Sénégal imam Diène ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi leen di fay di nuyu auditeurs Walfadjri yëpp. alors solowu sa teew fii tey imam mooy dañu bëgg waxtaane ak yow li nga xam ne moom la Sénégal am muy ñu tudde ko ay rempart muy nitu diine yi nga xam ne heure bu réew mi tollee ci jafe-jafe ñoom ñooy ñëw daanaka génne leen ci xew-xew yi fi mujjee am wane na ko dinañ ci ñëw yaatal ko léegi ak yow. incha allah Issa mu mel ne bokk na ci lu ñu waxtaane tey tamit la rubrique Vue du Net ana lu ñu tànn di ko waxtaane tey. Vue du Net tey ñu fas yéene waxtaane vaccin boobule di AstraZeneca nga xam ne nag ma ngay jógee ci réewu tugal yi ñu ne réewum France daal dina koy dakkal waaye nag am na sax yeneen réew yoo xam ne ni ki sàng rek ñu may xamal ne ñoom it dakkal nañu fu ci mel ni Italie ak yeneen yoo xam ne ña nga ca dendu Europe ñoom nag daal dinañu arrêté vaccin yooyu leen naka la ko askanu Sénégal gisee réew yi nga xam ne sax daanaka tàmbali woon nañ di ko jël ba noppi te wàllum deret lañ ci yëkkatee kàddu ne daal dañoo gis ne dafa am ñoo xam ne seen deret dafa tàmbali di way ci ñoo xam ne dañoo jëleen vaccin bi loolu li lañ fas yéene waxtaane ci biir Vue du Net. te loolu ñu wax ne moom la ñuy dakkal vaccin boobule am na fii ci Ndakaaru nag. ci Sénégal am na ci Sénégal. d'accord jot na fee dugg ba noppi. dinañ ko yaatal ci kanam ak Issa Tine Papa Ndiaye d'ailleurs suñu deuxième invité muy Mohamed Rajab moom mooy président Union démocratique républicaine parti la bu fare ci mouvance présidentielle xam naa léegi dinañu dab ci waxtaan waaye balay boobu Pape ñu wéer rek. ni ñu ko waxee woon sànq waxtaanee mbirum Thione Ballago Seck encore une fois di jaale njabootam di ñaan yàlla mu yërëm ko te xaare ko àjjana Thione moomu lee defe naa bokk na ci ses dernières sorties ci télé émission bi mu defoon ak yow muy balance doon waxtaane dossier bi nga xam ne moom moo taxoon mu demoon prison ay weeri weer mu mel ne maître Ousmane Seye avocat am xaritam am na lu mu ci xam la ci suba nga indi ci ay leeral waaw jërëjëf xam nga ku xam Thione Seck déjà dañ koy jaale waa Sénégal di ko jaale vraiment adduna bi yëpp di ko ñaanal suñu borom tamit defal ko fa mu jëm gënal ko fa mu jógee waaye tamit di ñaan suñu borom sàmm bu baax a baax njaboot gi mu fi bàyyi ku wax Thione Seck sa xel day dem ci dossiers yi nga xamante ne tuddoon nga ko fi léegi ba ñu bëri sax di laaj ginnaaw ba nga xamante ne faatu na ana mbir yooyu naka lay mujjee moo tax première information bi nga xamante ne dañ koy joxe moo di ne lu jëm ci wàllum phobie yi xam nga tribunal dafa njëkkoon a atte ba mu attee mu daal di annuler procédure bi parce que dafa amoon ab jalgati bu amoon ci anam yi nga xamante ne moom lañ ko tegee woon loxo tribunal daal di annuler dossier bi sur la base donc violation règlement numéro 5 bu UEMOA muy loi bi nga xam ne mooy wax ni képp koo xamante ne dañ laa woo wala ñu jàppale ci yoon rek sa avocat daf laa war a teewal te moom loolee Thione Seck dañ ko bañaloon donc ba ñu njëkkee atte dañoo annuler procédure bi bañ ko attewaatee atteb ñaareel bi cour d'appel daf ko daal di teg daan maanaam 3 ans donc 8 mois ferme maanaam ñett at yoo xamante ne juróom-ñetti weer rek la ciy tëdd bi loolu amee ñu defaat beneen recours dossier bi dem cour suprême mu am pourvoi boobu nag lañ doon déglu nag alors le 4 mars bi passé maanaam fukki fan avant Thione Seck di gaañu ci la cour suprême joxe atte bi mujj ci wàllum phobie yi xam naa dina jaaxal nit ñi nag dossier bu toll noonu ak dossier boo xamante ni mu siiwee woon ak ni mu médiatisé woon naka lañ demee ba am ci dogal bu mujj te kenn yëgu ko dafa tombé woon nag jamono yu yëngu-yëngu yi amee mooy bi ñu convoqué Ousmane Sonko ak manifestation yu métti yi amoon ci dëkk bi moo waral leen kenn yëgu ko donc li nga xamante ni moom mooy dogal bi Cour suprême joxe mooy dafa daal di setal Thione Seck ba mu set wicc kon Thione Seck avant muy faatu yoon setal na ko ci wàllum phobie yi waaw parce que Cour suprême dafa annulé li nga xamante ni moom mooy procédure bi confirmer jugement bu njëkk bi parce que loolu lu mën a nekk la
Cour suprême bu ko neexee mu annuler décision bi yóbbuwaat ko ci beneen ëttub attekaay mu atte ko comme ni mu fi xawee woon ci dossier Luc Nicolaï. Cour suprême dafa kase jox ko cour d'appel bu Saint-Louis pour que mu attewaat mbir mi. mais Cour suprême mën na ko kase ba pare atteel ko boppam. looloo amul ci dossier Khalifa Sall looloo amul ci dossier Karim Wade donc ci dossier Thione Seck nag Cour suprême moom mooy fi nga xamante ni moom fa la mbir mi ndar keppoo. dogal bu ñu fa joxe dogal la boo xamante ni day mbir mi fa lay jaar jàpp ne Thione Seck moom avant muy wuy ji boromam setal nañ ko wicc. waaw setal nañ ko donc gagné na procès faux billets yi gagné na tam procès bi nga xamante ne dañ ko intenté woon contre penc mi. donc procédure boobu également. donc moom moo bañ a gagné woon. loolu nga xam ne moom mooy bataille judiciaire boobu. d'accord Imam Diène Thione Seck am na foo jaar ak moom ndax defe naa ci weer yële ñu passé am na ay jafe-jafe yu fi amoon diggante ñenn ci njabootam gi demoon ba am na ñu ci doxoon ay tànk defe naa yow ak Mame Matar Gueye ci ngeen bokkoon. waaw bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Moustapha maa ngi lay gërëm ci kaddu gi ma jox. di salaat sama nuyoo ci mbokk yi. waaw Thione Seck suma nit ku ma xam la yàggul. xam naa ko nag dégg ko ci woy bu yàgg. bi mu amee problème ak benn imam ci doomam bu ñuy wax Wali. waaw ci benn t-shirt mu soloon. mu ginnaaw bu ñu porté ko plainte ñëpp seetaan mbir mi. benn magistrat boobu bokk ak imam bi jàkk. waaw ñëw seet suñu ñun association di li ma njort ci mbir mi. bu ñu ko bàyyee ba mu dem mun naa di musiba naaru raay bu rëy ndax góor jigéen ñi dinañ fi wàcc. te Sénégal bindoowul loolu. melul comme France. dinañu jaral ne leen jël ay avion ñëw fii coow li du jeex. te Sénégal mérité wul loolu. lu baax lañ fi wax ay nit yu baax a fi tëdd ay nit ñu baax la Sénégal am. lii nag dafa nekk loo xam ne waruñu seetaan affaire bi neewi bis bu tojee fii gàcc gu rëy lay doon ci ñëpp nag ñu seeti imam bi ñuy waxtaan ñun suñu biir ñu ne nañu seeti imam bi ñu ne non comme dafa am plainte ba am kii nañu dem ñaan ñii def plainte bi ñu dindi ko ma dem seeti ko ñu délégué ma sax mu nekk un vendredi le soir même imam bi jaaraat ci benn émission ci seen benn télé de la place mu andiwaat gën a andiwaat coow ma dem seeti ko waxtaan ak moom jabaram d'abord mu ne ma loolu mënul nekk finalement mu accepteel ma ko finalement mu convoqué Thione dem wax ak moom Thione jox ma rendez-vous le jour bi Sénégal di jouer ak Tunisie en demi-finale alors ci laa xamee ne sax Sénégal moo gagné mu ñëw ñu waxtaan pendant 3 heures de temps mu jóge naaw gi mu nangu parce que ñoom dañu nangu dañ ñëwoon dañuy dem procès mais bu yàgg mu ne ma imam dëgg-dëgg la nag yow rus naa la imam warul ñëw suma kër di ut si jàmm di dox si jàmm ñu seetaan ba jàmm jooju yàqu dëgg la nañu fexe daal li nga wax dëgg la maa woy siiw du jàmmi borom kon nag siiw naa wax yu rafet wax dëggu yàlla daal ne ma nangul naa la ko mais nag lu ma bëggoon mooy ëllëg ñu def conférence de presse ñëpp fekkee ko ñu xam ne ñu nit tooñoon nañu waane yàlla moo ñu sant ku la tooñ nga jéggal ko jéggale nañu teg nañu yëpp maa ngi oo Waly mu ñëw Waly bi mu ñëwee sax dañu ne Sénégal moo gagné ndax dafa ñëw di jubilé xamul woon lu xew carrément parce que papam ne na ko ñëwal mu ñëw mu ne ma mais papa loolu da ngay dox si pour si jàmm may naa leen ko mu jeex papa bërga déma laa jógee ci yonent bi ani sama yaay génneel photo bi maa ngi nii ci yonent bi di ko bàkk sama papa doomam yëpp waa kër yonent bi la leen tuddee Ababacar ak moom yi daal la fi tuddeewul ak Waly ñoom daal di ñu ko may ñu daal di jubboo ndeysaan xolam sedd giif mu ne ma li nga ma wax dëgg la tey daal doon naa dugg ci loo xam ne xëj na dinaa ci am ndam xëj na du ma ci am ndam mais Sénégal dina ci am muy témoignage bu am solo ci Thione jéggale boobu yàlla na ko yàlla jéggal amiin mais pas forcément l'affaire Thione Seck ak fi mu mujjee dafay reposer benn débat débat bi mooy facilité bi nga xam ne fii ci réew mi ñu nekk noonu la ñuy yóbboo gor prison Thione Seck wax nga ko finalement dañ ko seetal wicc xëy na bu fekkoon ne defee nañ neneen du dem prison ba tëdd fa ba mu affaiblir sa santé nañ ko wax rek mu jeex effectivement li nga wax noonu lu am solo la loolu daf may yóbbu sax ci li xew nii naam fi ñu toll nii l'affaire est définitive mbir mi tàbbi na géej jeex na mais am na ay jàngat yu ñu ci war a def jàngat bu njëkk bi mooy li nga wax léegi nii loolu lu ci am la parce que ñi ngi fàttali ko au début lan la ñu waxoon 45 milliards de faux billets bañ demee ba ci biir loolu dara amul parce que ku lire arrêt cour d'appel da ngay gis ni li nga xam ne moom la ñu fa tudd 32 millions la te 32 millions yi sax am na ay avocats ndoo xamante ne contexte muy benn ñaareel bi tamit mooy li nga xamante ne dañ ko wax léegi nii parce que
wax nañu quantité boo xamante ne tolluwul noonu. yóbbu nañ ko ci kaso ba wér-gu-yaramam nax saay parce que dañ ko bañ koy bàyyi bi mu defee 9 mois. dañ ko may liberté provisoire pour raison médicale. maanaam wér-gu-yaramam mayatu ko woon mu nekk ci kaso bi donc loolu tamit lu jar a xoolaat la anam yi nga xamante ni dañuy yóbbu nit ñi kaso parensaay Sénégal te du doon ay firnde yu dëgër donc loolu moom vraiment lu doy waar la Sénégal moom caakiree ma gën a sol ñu jàppale yóbbu la ci kaso bi cere ji saf na laalo saful laalo ñu jàppale yóbbu la donc loolu tamit vraiment lu jar a xoolaat la alors foofu tamit dama ci taxaw insister parce que gis nga dossier Thione Seck bi leçon yi ñu ci war a tirer dafa bari bi si jiitu mooy nañu def attention ci accusation yi ñuy teg kii bi parce que gis nañu xoolal dossier lu mel ni kaaw Ngaaka Blindé ak Imam Ndaw xam nga Imam Ndaw Walfadjri bokkoon na ci ñi taxawoon fii depuis le début ne liñ koy toppee yëpp ay caaxaan la dara amu ci ñëpp ku nekk di wax commissariat commandant yi comment nag ngeen mën a défendre wax ñu ay milliards de francs CFA na yore woon ay téléphone satellitaire man benn commissaire toog naa diine ak jamono wax la benn commissaire woo ma ne ma comment tu peux défendre un terroriste africain ma ne ko monsieur le commissaire en tant que homme de loi yow yaay yàlla présomption d'innocence kii tribunal atteegu ko ba li ñu koy toppee moo ko def di Ngaaka Blindé également ak ñeneen yu bëri yoo xamante ne donc lañ doon wax yëpp da ngay gis ne bu ñu demee ba ci biir loolu lépp duñ ci gis dara donc moo tax nit ñi di teey ba ci dossier Ousmane Sonko sax da nga koy gis donc di teey ci affaire lu jar a teey la parce que comme dit un avocat français là une accusation n'est la preuve de rien du tout voilà alors Mohamed Rajab maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay di fàtt ne yaa nga dëkk ca Kaolack di président wu parti bi di Union démocratique républicaine. effectivement en tant que acteur politique li Pape Ndiaye di wax ni forcément daf lay intéressé mooy ni ñuy demee prison au Sénégal dal na Thione Seck à la fin dañ ko setal yeneen dossier d' accusation da nga ko fi dégg ñu accusé ay nit yóbbu leen prison après bu ñu demee ba ci biir bu ñu demee procès soo déggee li nit ñuy wax sax da ngay tiit parce que de 45 milliards on nous parle finalement 32 millions ce qui est même contesté par ses avocats l' acteur politique bi nga doon nan lay analyser loolu lépp. wax bi yaakaar naa ne yomb na trop. am na wax bu mu wax léegi. nee na li ñuy accuser nit ki moo yomb léegi. et loolu dafa garaaw ci réew. surtout ci jamono bu ñu nekk tey. suivre naa bu ñu ko accuser am lu ñuy waxul yóbbu nañ ko kaso mais damay faral di wax ngeen baal ma. que. yàlla yóbbu na ko yàlla xaaral àjjana. amiin mi ngi ni ñu waxee ci naar ci arab mi ngi ci daaral xaq ñun ñoo nekk fii di fenn. mais moom fu mu nekk. ci dëgg la ne ci dëgg lay nekk. munuma toog di wax rek. mais comme mi ngi ca. je pense que benn wax bi rek lay arrêté mooy alhamdulilah rabbil alamin parce que li ma ko waxee ak li ma ko développé doy na sëkk. mooy ñu sant yàlla sant sunu borom. santaat ko que li mu def ci Thione tey setal ko mu set wecc. muy doog a dem. mu doog a dem. c'est important loolu rek doy na. c'est important nit xool ñu xoolaat sunu bopp. ñi nekk ci kanam xoolaat ñu bu baax xool seen bopp ñoom tamit parce que àdduna du dara fii lañ koy bàyyi. ku nekk dañu ne ku nekk da nga jaar ci coiffeur ba. en français comme vous dites chacun à son tour chez le coiffeur ñëpp dinañ ci jaar mais alhamdulilah rabbil alamin yàlla def na ci jàmm il est sorti vraiment kenn mënul wax lan et comment mais lii finde la pour man nga dem ñu setal la wecc pare yàlla nee la kaay léegi nga dem man doy na Moustapha am na loo xamante ne leeral bu am solo la xam nga jamono yële weesu yaa ngi koy tudd léegi invité wu nañ ko fi émission balance ñu defoon ak moom mu leeral lu bëri gis nga bañ defee loolu ba pare ci ëllëg sa ñu bëree bëri dañ ma woo di ma yóbbante ne ma neel Thione Seck mu baal ñu àq parce que xamuñu woon ni mbir yi nii la demee lu ne yekkoon nañ ko neel Thione Seck mu baal ñu àq donc yaakaar naa loolu la tribunal dëgg mais des fois aussi Moustapha faw ñu yokk ko ci parce que dossier enquête yi lay doon xam nga bu fekkente ne xam nañ ñu ci bëree bëri dañuy wax naan enquête des fois xëy na dañ ciy appuyé wu rek pour buñ demee procès yooyu mais du loo xam ne lu ñuy dëggal lay doon en général nag enquêteurs yi bu ñu ko defee pare day mel ni gerte caaf ñu tas ko ci mbedd mi ku ci nekk gis ko bu ko defee nag déjà opinion bi ku mel ni Issa Tine nag keneen da ciy daal di am benn jugement ci nit ki alors que demaguñ sax procès loolu itam des fois day plus grave am na ñoo xam ne xëy na sax ñu mel ne ñoom Pape dinañ lire les procès verbaux en entier pour xam li ci nekk mais am na ñoo xam ne duñ ko sax lire dañuy dégg rek ne procès verbal wax na lii ñu daal di àtte Thione Seck teg ko foo xam ne finalement ñun ñëpp on se retrouve que ni justice setal na ko comme ni nga waxee ñu bari dañuy koy baal wax j'espère que ñi ko doon tooñ ñi baal nañ ko ak avant muy dem alors beneen boo xam ne Pape muy beneen dossier bu ñu war a waxtaane avant ñuy demaat si Rajab ak Imam Diène mooy mbirum Ousmane Sonko waxuñu ci Ousmane Sonko ak Adji Sarr
on est dans un autre dossier. muy dossier bi opposé maintenant. les avocats ñoom seen bopp. waaw xam nga dafa am benn tamante dëmm bu dee mën nañ ko tuddee noonu boo xam ne dafa am seen diggante ñoom. ku nekk ku diggante maître Diagne ak ki nga xamante ni moom mooy maître Sow. Pape Samba Sow ñoom ñaar ñëpp di ay avocats. ñuy jiiñante kenn ku nekk naan yaa bindal Adji Sarr li nga xamante ni moom mooy plainte bi. ba ñuy ak dem sax ba ni ñoom ñaar dinañ portante plainte. te boo xoolee. féewaloo boobu nga xam ne dafa am nekk seen biir day dëggal rek kaddu bi nga xamante ni observateur yi ba léegi ñu ngi ko doon wax au début maanaam la thèse du complot parce que kii ñu njëkk a tudd maître Dior Diagne bi nga xam ne njëkkoon nañ ko tudd di ko jiñ ni moom moo bind plainte bi dafa def sortie weddi ko ci après ci yeneen fan yi mu defaat beneen sortie di accuser beneen moroomu avocat am ne dina ko plainte sax parce que le fait que mu def loolu ba pare bind plainte bi ba pare te génnul wax ko moo tax gars yi di ëlbatiku di yàq deram te loolu mën a attenté wu ci li nga xam ne moom mooy vém di annoncé ni dina ko porter plainte ak yu ne mel kële tamit répliqué donc mu mel ni kon contre plainte moo ci am plainte boo xam ne digg en tout cas ñoom ñëpp bind nañ seen njiitu avocat yi muy bâtonnier pour kenn ku ci nekk jéem a setal sa der annoncé nañ ay plainte également au pénal pour que kenn ku ci nekk jéem a setal sa der donc li leer ba leer foofu mooy Adji Sarr bindul plainte bi donc au moins ci féewale bi rek loolu leer na moom waaw loolu moom leer na nañ parce que ba ko enquêteurs yi laajee ku lire PV bi di nga gis ne enquêteurs yi bañ ko laajee dafa ni moom moo ko bindal boppam donc fee ñëw na buddi wane ne kon ndekete en réalité du moom moo bindal boppam plainte bi ñaareel bi tamit loolu day accréditer thèse complot bi nga xam ne wax nañ ko depuis au début parce que man li ma gën a marqué ci dossier booy au fur et à mesure ñuy avancer rek thèse complot bi di gën a parce que fi wax Pape ci fan yee ñu génn ne da nga am impression que ni dossier bi dafa mujj nekk une patate chaude entre les mains du pouvoir mais finalement c'est une patate chaude entre les mains de tout le monde ku ci laal rek moo tax man bu fi leneen génne lu dul noolu dina ma jaaxal trop ba pare tamit leneen liñ ci mën a dolli mooy gis nga actuellement xam nga jamono yooyu weesu ñi ngi doon wax ni sax les témoins à décharge dañ leen commencé négliger ku ci mel ni soxna si nga xam ne moom salon de massage bi soxna Khady Ndiaye ak borom këram xam nga ñooñu ay témoins à décharge lañ mooy ñu war a ñëw pour setal ki ñuy jiiñ mais ñooñu seen sécurité dañ ko commencé négliger mais Adji Sarr ci boppam jamono yii ku waxal yàlla xam ni dafa am jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram te jafe-jafe boobu noonu. mais El Hadj Diouf nee na loolu amul nee na elle se porte très bien. bon xam nga parole d'avocat voilà dafa am waa léegi kon pour démentir loolu na def sortie publique wane ne maa ngi nii ne fang maa ngi nii taxaw wax ni dara dal ma loolu moom yomb naa wéet léegi nag loolee ko dal li ko ci mën a génnee mooy mu taxaw carrément ni tuuma yi ma tegoon yëpp dara amu ci te loolu bés bu ko naree def état bi da koy liquider donc on doit être très vigilant par rapport au cas Adji Sarr. dinañ ci ñëw léegi ak Pape Ndiaye le cas Adji Sarr ak avocat yooyu mais bu ñu yemee ba tey si li nga xam ne moom moo opposé pas avocat des deux camps mais avocat yoo xam ne kenn ki peut-être nee na bindul plainte et il a conseillé keneen ki ne yaa bind plainte des avocats ñu ñëw ba ci est-ce que finalement du accréditer lu ñu bari doon wax Mohamed Rajab depuis le début que ni cette affaire là benn genre complot la rek. maa ngi dégg sa waay nga baal ma puisque Pape Ndiaye il faut que ñu ànd ak suñu sago ñun ñëpp sans exception la rek diw la du diw moom la du moom fi mu dugal baaraam ak fu mu dugal baaraam suñu yow nekku ci c'est une affaire privée moi j'ai toujours dit ça depuis le début depuis départ ba du ma nekk fii di polémiquer di wax affaire Sonko parce que xaw ma bi mu demee foofa mosuma xam fan la dugg mosuma xam affaire bi sax fan la nekk mënoo ko atte mënuma atte tey sànq mi ngi wax ci affaire avocat mbirum avocat nag buñ ci waree duggee ñun ñu nekk civil yi dañu dugal suñu bopp rek maa defuma maa binduma dem nañ beneen justice teg na ci loxo man mii wax ak yow tey am ma ci kalaama sax ci biir nañu bàyyi justice bi bu nekkee justice dana am nañu bàyyi justice bi bu nekkee justice yu am bu boobaa ñun danañ wax ne li ñuy xalaatoon la woon la wala pawoon wala ñu dugal ko loola. d'accord mais Ousmane Sonko ñi mu tuumaal déjà sa ay parce que yéen a bokk yëpp la coalition au pouvoir mu tuumaal leen le ministre de l'intérieur ministre de la justice ak le procureur ak le président de la République Macky Sall est-ce que itam tuuma yooyu tey ak fi dossier bi mujjee jamono ji mënuñu ko nangul. yàgg ngeen ci plateau yàgg ngeen di poser question. politicien bu nekk toog na fii waxtaan ngeen ak moom. bu leen fàttee Ousmane Sonko politicien la. oui. am na luñ ko tuumal. oui. dëgg la wa du dëgg du nangu loola du nangu tey carrière am fu mu nekk
ak fu mu toll ñu koy tuumal loo xam ne moom moo xam moom ak yàlla ñun ñëpp lu ñuy wax ni dañuy kii rek comme ni ñu ko waxee géej buy waxe suñu xel très bien suñu xel rek la ñu wax mais li nekk si biir dëgg kenn waxatu ko kenn waxagu ko avocat yi wax ni ku nekk xam nga li ngay xam mais ñoom lu ñuy téye ba xam lan la ba bëgg a continuer affaire bi ñoom ñoo xam alors Mohamed Rajab ñoom ñoo xam mais mbir moomu li tax ñu koy waxtaan di ci insister mooy dafa dem ba daanaka xaw a taal réew mi le président de la république mujj yëkkati ci kaddu wax ak jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci mbedd mi membre mouvance présidentielle wala nga bokk ci soutien wu Macky Sall nga bokk est-ce que yaakaar nga ne li mu wax keroog moom président Macky Sall réponse la ci li nga xam ne moom la jeunes yi ci mbedd mi doon laaj bu ñu gisee dañ waxante dëgg bu ñu gisee ñun ñëpp Macky Sall lu mu doon wax il n'était pas nekkul ci état président de la république ah oui pourquoi parce que ñi ko wër yëpp ngeen baal ma de ñi ko wër yëpp ay cuune lañ ñi wër le président ñi wër président yëpp ay cuune lañ mbaa kon moom du far nekk cuune président du cuune parce que bu ñu toogee fii bu ñu limee dañu yaakaar ne maa ngi jàpp diw maa ngi contre diw sénégalais bu nekk ci réew mi tey yow en premier bu ñu xoolee ba xool Macky Sall bu ñu xoolee lan la def kenn du ko ne cuune la nañu waxante dëgg ñun ñoo war a seetaat suñu bopp mais man mi wax ak yow comme beaucoup politiciens yu bëri ñu ngi koy xalaat comment naka yow nga mun a toog di dugal président de la république ci ay caaxaan yu mel nii affaire yi privée pour yow ay caaxaan la pour man affaire privée la góor la dem na ci benn salon li mu fa def waxu ko kenn mais bàyyi leen ko mu dem lan la qu'est-ce qu'il y a c'est pas la fin du monde merci lii tax na tey xale yi jóg bu ñu waxee dëgg ba dëgg xale yi jóguñu parce que Sonko la buntu la nañu waxante dëgg man waxuma politique affaire yi Sonko buntu la xale yi nag dañuy sonn yàgg naa dóor ci taabal bi man Saloum pire la te li may wax suma dëkk suma jeunesse bi toujours benn wax laa koy wax jóg leen xool leen jeunesse bi mooy suñu relève mais jeunesse bi le président Macky Sall la ñu dégg ngir mu war leen taxaw donc su jeunesse bi amee ay problème moom ça veut dire comme dit Issa liggéeyul pardon oui moom kenn mënul ne liggéeyul da nga ne woon en 2019 bi nga koy soutenir en 2019 da nga ne woon Macky Sall c'est l'homme de la situation homme de la situation mel ni di ko të finalement taw ko jaaxal na ñu bëri taw ko jaaxal na ma man xam nga wax bi ma wax tey dama ci delluwaat quand je dis ñu ko wër ñu gën a bëri ay cuune lañ non mais moom moo choisir ses collaborateurs moo tax wax bi xam nga ñëwul tànn Pape Ndiaye ak Moustapha ak Issa dafa tànn diw ak diw ne ñii ñoo ko doy peut-être aujourd'hui xool na gis na ñi ko wër xam na lan moo fi nekk lenn rek moo ma ci xaw a métti ci biir muy lan mooy jeunesse bi quand tu vois même des jeunes de 12 ans 13 ans di dugg di jël yoo xam ne ma xam ne yii ñun fàtte nañ ko dégg nga wax ba du affaire yi diw moo tax ak ñu toj fii wala diw moo tax ñu dañoo xiif merci dañoo xiif nañu wax mais est-ce que seen président enfin suñu président boobu moom président Macky Sall di seen président yéen waa mouvance présidentielle c'est le président de tous les Sénégalais mais je veux dire li ma bëgg a wax foofu mooy le président de Benno Bokk Yaakaar moom la est-ce que tey nekkul quelqu'un qui est trop seul c'est-à-dire comme amul ay collaborateurs boo amul ay collaborateurs yu baax tu es trop seul je suis d'accord le principe est nous on est des meneurs d'hommes tey bu ñu àndul ay nit duñu mën a dem bu ñu àndul ay nit yu am xam-xam tuuti duñu mën a dem muy baykat ba muy kii nappkat bi kii dem wuti ni nga ko waxee pentade ak kéwél ba pour yóbbu yaa ngi dégg wax bi s'il n'est pas bien entouré c'est-à-dire que li ko wër tey gis na ne dëgg-dëgg ma ñeme wax ko tey du man rek maa koy wax il faut mu changer. mais justement est-ce que du tegu ko boppam moom président de la république bu ñu xamee ne moom moo fi falu en 2019 prêter serment ñaari fan ñett mu tas gouvernement ba dindi poste premier ministre te ñëpp xam nañ ne quand même premier ministre ba Sénégal di Sénégal ba léegi du ma ne mënu fee ñàkk mais am na fi njëriñ quand même.
waxuma amul njëriñ. waaw. yaa ngi fàttaliku jamono bu ma juumul. dindoon nañ premier ministre. oui Abdou Diouf dindi woon na ko. très bien. Moustapha Niasse la defoon premier ministre ngir mu di supprimer poste bi. ñu dem ba ca biir. mu indiwaat ko indi mu Habib gis Thiam. ca gàllankoor. comme li waa ji wax léegi xam na ne. poids bi diis na. te bu amoon ñi ko wër bu nekkee ay nit ñu baax lañ. xooluñu lu dul seen bopp. bu Pape Rombé ñu ne wax xoolal waa ji dégg nga wax ba. bu waa ji defee lu baax duñ ko wax moo kii def na lu baax. ki fa toog def li muy def yaakaar ne moom rek moo nekk ci weti président lu ko neex mu wax lu ko neex mu dugal ci noppi président. tey nag. est-ce que da nga gis Mohamed Rajab que ni le poste de premier ministre dafa war a ñëwaat. obligatoire. obligatoirement. je dis bien obligatoire. gouvernement bi nag dañ koy tas. dañ koy tas changé ko am na ñoo xam ne war nañ dem wuti tool pour dem béy gerte. tas bu njëkk ba de jiguñu woon ndax daanaka ay transhumants lañ dugal ñu nga xam ne ñu bari dañoo jàppoon ne dañuy génn ñu bàyyiwaat leen ci biir gouvernement bi. tas ko pour indi ñoo xam ne sénégalais seen bopp ñoo leen xool xam ne ñii moom. ma ne ngeen baal ma. aywa booy demee géej. doo toog benn place pour napp jën. déedéet. boo defee sa mepp sànni ko bu dara lonkul foofu looy def du da ngay xëcc génnee ko dem feneen. kese. pour yow il faut ñu tas gouvernement bi. et puis match de football. Abdoulaye Wade mos na ko wax may toog man. te wax na ko xëy na feneen. parce que ànd naa ak moom. dëgg on a beaucoup travaillé avec Abdoulaye Wade. bien sûr. li may ñëw wax tey am na lu bëri lu ma jàng man tamit. 11 la départ en Pape. dem nañ dawal nañ tuuti. am na ku baaxul ailier bi baaxul nañ génnee ailier bi dugal beneen ailier. oui pour yow il faut moom ñu génn ci gouvernement bi. ma ne bu ko deful. bu ko deful lan lay jur. musiba rek mooy am. ñan nga gis waxuma ci Sénégal de. ñan nga gis ne dañoo war a génn. moom moo xam nga baal ma ci wax bi. bu wax naa loo xam ne xëy na dem naa ba mu ëpp. mais dama ko ñëwee. ñi ko wër ñi ko gën a jege ñoo koy nax di ko wax lu nekk. alliés yi wala les apéristes de souche wala ñan. que ce soit apéristes de souche. comme tu dis. Alliés. Que ce soit allié. Que ce soit même moi qui vous parle aujourd'hui qui le soutient. Est-ce que tu comprends? Il faut aujourd'hui qu'il fasse un retour. d'accord mënoo wax comme dit Pape ñan ñoo war a génn ak ñan ñoo war a dugg mais tey ban profilu gouvernement la Macky Sall war a teg pour jàkkaarloo ak jafe-jafe yu nekk fii ak 2024. Moi je pense un gouvernement de technocrates un gouvernement de politique wala de jeunes. technocrate seul. Oui. Ça ne peut pas aller. ça marche pas. Politique seul. Ça ne peut pas aller. La société civile elle est là. Elle parle elle grogne elle mi ngi wax rek. ngeen baal ma mi ngi wax rek aujourd'hui tey. conseil bi mu mën a jox Macky Sall. bu toogoon. ci bureau moom ak yàlla. ak li mu xam on a toujours dit toujours ñu ngi wax benn wax bi. oui Macky Sall il est le mieux renseigné dans le pays. loolu la ñu wax. et c'est vrai en tant que président de la République. Oui. xanaa ñu nëbbu ko. na xool na ñemee pression man damay dem ba ci biir. bu ma xoolee suma président man ci ñu ko jàppale parce que il était jeune. oui pour man comme ñu yow tout le monde bi mu ñëwee bi ñu doon waxtaan. man grand la ma doon wax tout le temps. oui. te man jëm ça fait 20 ans maa ngi ci politique bi kenn mayuma kenn saraxuma kenn mayuma ñaar dërëm kenn tàllalu ma dara kon xam nga li may wax ni ma mun naa wax léegi. léegi ma laaj question bi autrement. Oui. nee nga technocrate seul ça suffit pas politique seul ça marche pas est-ce que tey dañu war a def un gouvernement ouvert peut-être à d'autres forces de l'opposition de la société civile et cetera. mais ça c'est la meilleure. moi li ma gën a merloo sax ci Sonko ngeen baal ma ci wax bi. oui bu toogee ba wax ne man Sonko. buñ ma wooyee ci gouvernement bi. doo ci bokk dew ma waaw wax na ko de. te mu wax j'ai l'impression que nit yi n'ont pas fait attention. mais pour la paix en Casamance il est prêt à. Pardon attends arrêtez il faut pas qu'on se nga baal ma comme émission en wolof la. il faut pas que quand même ñu teg ñu ay dof. aujourd'hui boo bëggee jàppale Sénégal wax ma la Macky Sall man li may def nii tu crois que Macky Sall laa jàppale.
oui mais jàppale Macky Sall ne veut pas dire entrer dans un gouvernement aussi. Sénégal moo ñu ñor. oui mais ñëpp mënuñu dugg ci gouvernement il a le droit de dire que moi je reste dans l'opposition damay opposé wu kuy dem dugg nga dugg. mais bul ma wax donc bu mu dugg. dégul bu wax li ma la wax. oui bi nga nekkee fi ba léegi. moment bii nga xaar bi nga xamee ne yëfi tàkk na tuuti. am naa ay mag yu dëgër. dama koy wax mun naa dem Casamance te gars yi tontu nañ ko parce que MFDC tontu nañ ko. d'accord Mohamed Rajab maa ngi ñëwaat ci yow léegi voilà maa ngi ñëwaat ci yow léegi. mais bëggoon naa mu wax ci troisième mandat bi. dinaa ci ñëw alors imam El Hadj Oumar Diène bala may bàyyi ak Issa dama bëggoon rek njàmbaas si dara mooy jafe-jafe yu ñu tudd yëpp. bañ ne réew mi naroon na fee tàkk. acteurs politiques yi waxtaanatuñ woon dangootuñ woon déggante suñ biir yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci jumaay ak jàkka yi nekk ci Touba ak Tivaouane ak Medina Baye ak Yoff ñi leen di sargal bu baax ñoom ñu ne ci appel bi tey dafa mel ne finalement bu Sénégal tolloo fii yéen ñi nga xam ne yéen a ci génne nan lañ mën a expliquer loolu pourtant à chaque fois da nga leen dégg ñu naan nous sommes dans une république il faut respecter la république nangam ak nangam. bon alhamdulilah rabbil alamin c'est pas la première fois. oui du tout. Alaaji Abdou jaar na fii ñeneen jaar nañ fi. di wax ak gouvernement yi yenn saa yi bu tàngee ba ëpp. bii sax dafa wanewaat loolu. di gërëm sénégalais yi ndax am nañu nangu nañu kilifteef nangul nañu kilifteef gi. ndax état rek yenn saa yi day juum. état chef religieux yi maanaam ñoo gën a jege population yi. ci xam nga ku am lu la metti rek ci ñoom ngay dem muy ci syndicat yi muy ci lépp da ngay dem boole ji ne kat maa ngi ci lii wala maa ngi def lii wala def nañ ma lii donc dañuy jàpp ne peut-être chef religieux yi xamuñu lu bari ci kii yi mais politiquement ñoom dañuy jël affaire bi par rapport ak situation dëkk bi lan moo ci war lan moo gën te toujours dañuy andi la solution mooy la paix d'abord parce que sans la paix on peut rien faire te l'islam ci boppam sax étymologiquement boo ko doon décortiquer loolu la lay andi la paix te nit ñi nag ci loolu la ñu mën a dund xam nga naxaate yeeg wax yeeg waroo yeeg xëccoo yeeg intérêt yi toujours ci loolu lay mujjee bu jàmm amul rek te réew mi doon na yàqu ji ndax benn brin aliment rek mën na taal Sénégal li mu mën a taal ñax bu wow kon nit ñi ñoo politique yi nañu bàyyi seen xel ci loolu di am ay conseillers ndax ñoom dañuy dem ci sëriñ si pour may leen xaalis rek seeti leen kii duñu waxtaan parce que sëriñ si tamit mais loolu aussi problème la dañuy am impression que ni su réew mi amee jafe-jafe ñu dem ci sëriñ si mais bu jàmm rek amee dara xewul su sëriñ si waxee ne nañ def nangam on a l'impression que duñu leen déglu mais sëriñ si boo demoon di waxtaan ak ñoom ci politique en intimité da nga yéemu tey mun naa citer kenn sañ naa ko boo demoon kër Thierno Madani di wax ak moom tey ci affaire vaccination bi kiy tudd léegi mais dina la ci wax loo xam ne da nga yéemu ci yàlla fan la jëlee renseignement yi naka la dem naka boo fa demee aussi bu ñu bindee xutba buñ ko liiree da nga yéemu mën nañu traiter 10 sujets ci benn 15 minutes 20 minutes xam nañu la xew ci àddina bi yëpp parce que dañ jàpp ne xamuñu lu bari mais comme ñoom ñoo njabootee réew mi ci situation yu difficile yi xoolal tey Yoff xoolal message bi ñuy donné da nga naan kii xanaa daf ko bind pendant 10 ans di ko préparer te fu réew mi nekkee rek dañuy dem ci alxuraan lan lañ ci sandaane te ñoo njabootee nit ñi gouvernement bi nañu xam ne ñoo njabootee nit ñi c'est pas les intérêts mais le bonheur des populations nit ñi ñoom lañ gën a déglu ko gouvernement ñoom lañu gën a déglu parce que boo demee ci sëriñ dina la defal dina la wax waxu yàlla xam nga Sénégal sax dafa neex rek bu ne ñu ne nañu muñ rek ngir yàlla tax mais tamit bu ñu fippoo ba waxtaan si biir sëriñ si bu ñu waxtaanee seen biir dañuy génne solution te dañ naan nañuy def jàmm est-ce que médiation bi yéexul bi nga xam ne moom lañ def ci mbiru Ousmane Sonko non parce que xam nga boo ci teelee dugg ñu ne da ngay politique da ngay ut dërëm da ngay ut place da ngay ut feeñ da ngay ut buzz bu ñu demee nag ba nga xam ne em na fi mu war a em ñoom bu ñu ñëwee ñoo koy andi toujours dama ne c'est pas la première fois te ku ci doon malheureusement du ñu déglu sëriñ si te sëriñ si war nañu nag jël benn collège fi mu nekk nii ci lii amoon avec l'église yenn saa yi ñu def des messages parce que on parle souvent de sëriñ si mais tout a été fait avec l'église l'église il participe beaucoup ci affaire yi c'est important parce que ñoo xam population yi li ñuy dund dëgg tey boo demoon ci jàkk ji dend ak yéen fii di nga fa gis benn borom ordonnance imam bi lay xaar imam bi amul salaire amul revenu amul dara ci mbooloo mi la koy yaakaar laaj jox ko dimbali kooku mu dem pour kooku mën a faj soxlaam mais fii doo gis ministre
xam nga boo xamoon téléphone boo ko woowee du la jël bu la soxlawee ak intérêt ci lay ñëw aborder la bu passé loolu passé na ko. te sëriñ si nag ñoo dëkk ak population yi ñoo nekk ak population yi. ñooy dund ak population yi te sëriñ si tamit seen devoir du ñu seetaan réew mi tàkk duñ ko nangu. non du ñu yebal nit ñi ñu xeex. mais am nañu kaddu yoo xam ne bu ñu ko waxee nit ñi nangul leen ko. gis nga deuxième rebondissement bi. oui bi mu naree am. oui ñoom dañu jógaat. biñ ne dañuy marche samedi. dañuy marché samedi bi. ñëw ne déet nañu teg affaire bi. bu leen yàq réew mi nag ndax politique yi ak intérêt personnel yi warul yàq réew mi. réew mi nag moo ñu ñëwal Imam Diène dañuy wax tamit ne bari na réew Afrique yoo xam ne li ko taal mooy dem ba am classe politique boo xam ne waxanteetuñu opposition pouvoir ku nekk da ngay nekk sa côté di daas sa paaka di téye mais fii bu ñu demee ba waxanteetuñu sax nga gis sëriñ si comme sëñ Mountakha Bachir. yónnee ci waa M2D. ñu jox ko seen i doléance mu fexe ba président de la république jot ko. mu mel ne loolu mënul ñàkk ci réew mi. mënul ñàkk ci réew mi xam nga dañuy wax dialogue bi. mais dialogue bi en fait. kenn xamul lan la ñoom ñi mu intéressé ñoo dem nañ sax ba bloqué ko seen bopp. ba càng ci ñoom ñëpp kenn mënul ci génne te génneeguñ ci dara lu ñu gis ñun. les populations ak lu ñu ci intéressé ak li war a am loolu affaire élection yi affaire kii yu sew yi. yi ci des yëpp population bi xamuñu contenu bi. xamuñu finalité bi. xamuñu objectif yi. donc li ci réer dafa bari wala li ci lëndëm dafa bari. gis nga li gën a il faut être concret dans la vie. gis nga sëriñ si démb. bi mu waxee ba pare dafa génne poche am joxe. waaw te masa j'aurais préféré sax mu ne woon nit ñi nañu gën a joxe pour ñu dimbali nit ñi ñàkk. nañ def ne moom. nañu def ni moom. ndax moom def na lu mu mën ndax bu ne la ku ne nit massa. da nga koy jox lu mu dàmpoo. donte sax ñii gaañulee. seen kii du ñu ñëw. mais état war na leen ci fekk population yi war nañ leen ci fekk. dimbali leen ndax ñàkk dafa métti. mais des fois ni ñuy participer ci yenn dossiers yi daanaka dossier judiciaire wala yeneen ak yeneen est-ce que des fois itam du xaw a gàkkal tuuti deru ni ñuy gérer yeneen pouvoir yi ci réewum Sénégal. am na parce que concertation du am population sëriñ si dañuy toog seen côté syndicalistes yi nekk seen côté société civile nekk seen côté politique yi nekk seen côté. dañuy waxante rek mais du ñu jëfante mais état nag ñoom lañ fi teg pour ñuy jëf. pas fayunte pas xeexante pas répressif pas les mais am un dialogue permanent boo xam ne day yóbbu nit ñi toujours ci ay solution bu njëkk xëccoo doon na am ba ñuy arrêté ay dirigeants politiques wala lenn mais yooyu sax dafa xewi nit dialogue de parole dafa war a am. dialogue boobu est-ce que mënuñu ko concrétiser. ci benn kuréel wala dara boo xam ne parce que bii itam dañuy gis ñi envoyé après ñu ne ñeneen ñi ngi demaat pour médiation yeeg yooyu est-ce que jarul woon ñu concrétiser ko benn kuréel. ñu yëkkati waxu conseil islamique. conseil supérieur xaw ma nu ñu ko waxee. ko déglu conseil islamique mos na fi am. waaw au conseil islamique mos na fi am. day nekk ay pal yoo xam ne xëj na dina baax mais gouvernants yi politique yi di ñu déglu keneen ku dul li nekk seen xel ak seen xol loolu la ñuy def ndax politique moom. ragal borom mbooloo rek la. bu tàngee ñu sotti ci lu sedd pour mu sedd ba nit ñi dal maanaam ñu jox leen aspiris doon naxante lañ nekk tout le temps mais ñu dellu sewaat suñu xel te fexe xam lan mooy solution wu problème yi ñu jublu ci d'accord alors maa ngi ñëw ci Mouhamed Rajab Pape Issa dafa laaj lu am solo mooy intervention bi nga xam ne moom la religieux yi di def parfois ci certains dossiers est-ce que dañu war a yaakaar forcément que ni intervention yi day gêner la procédure judiciaire wala intervention mën na am ñu régler le problème et la procédure judiciaire suit son cours. waaw parce que dafa am ñu bëri ñoo xamante ne mën nañ ci am ñaari jàngat. benn bi mooy am na ñu gisee ni sëriñ si dañuy làq ñi nga xam ñoom ñooy defkat yi ku def tooxi doona yoon war la topp rek da ngay dem ci sëriñ si ñu làq la. am na ñu gisee neneen tamit ne bu fekkente ni mbir mi mën naa indi fit ñoom ay régulateurs sociaux lañ lu mën a indi fitna ci réew mi dañ ciy taxaw pour que loolee bañ a am. mais en tout état de cause gis nañ ni ci jamonoy Ablaye Wade amoon na fi ministère chargé des affaires religieuses. oui ak Bamba Ndiaye waaw ak Bamba Ndiaye. ndem si yàlla Bamba Ndiaye yàlla na ko yàlla yaram. am na sax ñuy proposer ne que dañu war a créer beneen république boo xam ni sëriñ si dañ leen ci war a boole jox leen seen gëdd parce que ay régulateurs sociaux lañ. bu mbooloo mi am ay manifestants génnoon tey jii nii état mënalu leen dara sëriñ si rek mën a yëkkati seen kàddu. ñu delluwaat ci biir kër yi. donc la question se pose nga xam ne dañuy laaj ndax jotul tey ñu créer fi ministère boo xamante ne. day saytu wàllu woowu noonu plutôt que ñu koy dénk rek li nga xam ne moom mooy intérieur. intérieur li mu yore déjà daf ko doy moo yore culture moo yore élection moo yore renseignement moo yore gouverneur sécurité corps militaire war a yore suñu sécurité nag war a yore suñu sécurité alors est-ce que solution la c'est-à-dire que li Pape wax wut par exemple un statut pour les religieux wala da nga ragal ne buñ ko defee mën na yàq ñoom li ñu bëgg a def waaw loolu bu ñu koy def foog ñu consulter religieux yi seen bopp ñu am seen avis d'abord parce que pour ne pas les fragiliser wala dugal leen ci benn créneau boo xam ne dañu ci dugal ba pare cangal leen ci
moo tax les religieux sont en général méfiants parce que man bokkoon naa ci benn kii boo xam ne ñoo def au conseil islamique mais pour mu demoon c'est tout un problème d'abord kan moo koy jiite parce que ñun dañu lié ci tarixa yi te tarixa yi ñoo téye réew mi ndax kenn ku nekk am nga sa bés boo xam ne say nit ci lañ lay uyisee nga mun leen jox un message kan moo koy jiite bon bu ñu jëlee un intellectuel teg ko fa mun na mu dox mun na du dox parce que intellectuel bi yenn saa yi day jàng ne moom jàng na ba bii mën na ci bii boor mën na ci bii boor melul melul affaire comme commissaire pèlerinage dafa nekk lu sérieux la gis nga Serigne Mountakha ni mu doxalee ak poigne bi mu am ci nit ñi mu mun ko citer moom ndax moom laa gis peut-être ouvertement convoqué ne sax ay nit wax ak ñoom te fii tamit kuñ fi fal ku ne nga daw seeti sa sëriñ noonu la nit ñi foogee sëriñ si ci noonu la ñu war a jël seen conseils yi directement di ko reverser ci population yi ak seen politique te ñu rectifier seen façon de faire am na également une parce que bu ñu ko dugalee ci kii bi peut-être li ci nit ñi di ragal mooy ñu fragiliser leen tënk leen yaa ngi wax façon de faire am na ci yoo xam ne également religieux yi bu ñu koy def contrairement ak ñun ñi nga xam dañu ne ci presse bi naan lu tax duñu wax mais ñoom ci wax la ñu dëkk peut-être que comment est-ce qu'on dit ça canaux yi ñuy choisir pour wax moo bokkul ak yi presse bëgg par exemple wax ci télé ñëpp dégg ne diw wax na waaw xam nga sëriñ si fu ñu am pour wax créneau yi ñu leen créé wala canal bi ñu leen jox mooy les vendredis à travers leur mosquée ñuy passer message ou les grandes fêtes religieuses ou bien seen fêtu famille c'est-à-dire màggal wala gàmmu gi wala woote bi wala daje bi ñu daje ci yooyu la ñuy joxe seeni message parce que tamit ñoom bëgguñu di wax tout le temps c'est pas des politiques c'est des religieux te li ñuy wax toujours c'est lié au Coran et à la vie sociale donc te politique dafa am lu ci am lu tuuti mooy ni ñu tuddee politique mooy affaire u naxaate affaire u intérêt te ñoom seen intérêt ak seen kii mooy l'islam ou bien en tout cas le livre d'accord comme les chrétiens. livre la ñuy gën a xeex bi muy wax ni man am naa ci préoccupation ñaari préoccupation bi si jiitu mooy yenn gox yi par exemple xutba ajuma bi bu jotee dañuy fekk ñoo xamante ne olof rek la ñuy dégg ñu leen di lakk arab est-ce que loolu du problème ñaareelu mbir mi tamit mooy par exemple sujet xutba bi par exemple ça pose problème parce que dañuy war di waxtaan ci actualité jamono mais dañu lay indil sujet kii loo xamante ne vraiment dëppoowul ak wàllum yonent yi ak ñoom seen yoo xam ne daanaka duñ ko mën a sujet ak yooyu noonu wàllu man ñaareel moom vraiment ça me pose problème xutba dañ koy bind tey kuy xutba ci Covid bi ngay wax mooy actualité bi kuy xutba tey ci paix ngay wax lan mooy paix lu ko jar lan mooy paix boo ko ñàkkee ci loolu nga war a wax mais boo ñëwee di wax affaire par exemple léegi booy xutba ci xutba bi gëléem la ñuy bind mais léegi amatul gëléem char d'assaut moo am ay phoquettes ñoo am donc il faut nga nekk nga réactualiser say yëf et puis message bi di porté wu et puis léegi par exemple au Sénégal comme dans tous les autres pays dañuy moderniser c'est-à-dire dañ ci dolli un plus mooy xutba bi en wolof da nga koy def moom la ñuy tuddee bayaan pour wax nit ñi contenu bi avant imam bi di ñëw même bu imam bi ñëwee sax mën na wax une partie développer ko comme mel ne Serigne Sambé noonu daal waaw jox xutba bi ci olof ñi fi ñëw parce que da nga dem pour déglu ji sermon imam bi muy joxe un message boo demee te déggoo message bi xam loolu lu mu wax julli nga daal ñibbi nga boo demul nag di nga dégg imam bi naan char yaa ngi ñëw nga naan amin voilà donc loolu moo koy andi donc war nañu joxe message bi ci nit ñi ci làkk bi ñu dégg mu am njariñ mais du tere tamit nga andi ci alxuraan yeeg addis yi wax ci sujet boobu ni ñu ko traité woon ni ko yonent bi traité woon andi ko développé leen ko ba pare traduire ko en wolof waxtu wi tënk nañu lool mais Mouhamed Rajab est-ce que Sénégal mënuñu sant yàlla quand même bi nga xamee ne ñu mel nii ak ñu mel ne ñoom ñi ngi fii ba suñu demee ba yaakaar ne dina tàkk rek ñoom ñu servir de rempart yàlla nañ ko yàgg servir parce que si jamais ça tombe du baax suma maam mos na ma wax suma maam laa wax de man histoire Sénégal dañ ko doon nettali bi mu nekkee Saalum xale la maa ngi koy fàttaliku ba léegi mosuma xalaat ne man sportif la de haut niveau mosuma xalaat ne sax damay def politique li tax ma def ko ñu bëri xam nañ lu tax du pour poste ça fait 20 ans maa ngi ci politique bi ñaanuma kenn poste ñaanuma audience kenn muy Abdoulaye Wade muy Macky Sall kenn du la ne rek bind na nee na bëgg na audience sa maam wax la loolu mu ne ma Sénégal war nañ sant yàlla bu baax a baax a baax am na lu mu sànni mooy sunu kilifa diine yi
dañu am solo boo xam ne boo toogee même bu ma waxee ci ñoom man suma yaram sax day daw parce que xam naa ni lan la ñu mën ci réew mi te sant encore bu baax a baax je tiens à le dire tout et tout fort Serigne Mountakha man suma papa sëñ Baara la sëñ Mouhamed Lamine Baara yàlla na ko yàlla yërëm xaral ko àjjana mais sëñ Mountakha li muy def bu nekkee ñun ñëpp ñu ngi koy xool te gis ko bu tàngee ba tàng day ñëw actionné mooy wax bi nga wax sànq. wax bu pare ñuqi ci poosam. teg ca loolu mooy xam na moo la gën a xam yow. même taalibe bi buy ñëw di ko jox addiya. xëy na loolu war na am. mais xam na ne kii bu ñëwoon ba 100 francs ba kilifa ku mel ni moom buñ ko joxee 100 francs mu jël ko. ça veut dire beaucoup de choses. kon je pense. absolument. que sunu sëriñ yi ñun ñoo leen war a ñaanal. yàlla na leen yàlla may gudd fan ak war yaram. am na lu ko Pape Ndiaye doon laaj sàng. on a plus le temps Issa. le 1er avril 2019 troisième mandat bi nga xam ne yaa ngi doon wax bi ginnaaw bi nga ko waree jàppale. que ni déjà même bu ko sañee sax xëy na mën na ko laaj. xam nga bu ñuy wax nekk nii mën nañ ko teg ci suuf. xam nga man. mun naa démontrer par A plus B. que liñ ma bëgg a laaj ay troisième mandat ay quatrième mandat. yooyu taxawul fenn. xam nga lan moo am njëriñ fu ñu toll. dëkk bi dafa am coow. nañ ko seddal. nañu xool sunu xale yi. apaisement comme on dit. nañu xool sunu doomi jeunesse bi. buñ ko jox koo xam ne ñu ne ñu ngi ko jox ay 350 milliards wala ay 1000 milliards te du dem ci loxo xale yi. d'accord. c'est important mooy xaalis bi ñu war a joxe pour xale heureusement c'est très bien de le dire alors rapidement Issa en quelques secondes la rubrique vie du net parce que waxtu bi jeex na takk lu tolloog 324 000 doses yu nga xam ne moom lañu indi jëlee ko fi nga xam ne rek moom moo di OMS ci kuréel gi ñu dippee COVAX mu di AstraZeneca Oxford loolu nag daanaka moo jur coow ci réewum Sénégal ndax Emmanuel Macron daal dina koy dakkal ci am réewum ak yeneen réew yoo xam ne dakkal nañ ko ñu wax ne nag dañ cee gis leen loo xam ne moo leen jaaxal rawatina ci deret doomu aadama yi ndax dafa am ñoo xam ne dañ leen a diagnostiqué ne dañoo gis ne seen i deret da doon way ginnaaw bu ñu jëlee vaccin bi nga xam ne voilà moo di AstraZeneca ki njëkk a commentaire moom mu ne il va suivre du yàgg maanaam moo ci war a topp nag xamuñu kan lay wax keneen ki moom ne léegi tonton Macky suspendre ndaxte nag daanaka France lay topp te itam sax du jël ay responsabilités moom sénégalais la dippee boppam bu ñu mënee jël beneen commentaire kii moom dane il va suivre voilà moom moo doon wax ne dina suivre du yàgg dara keneen ki moom ne cobaye yi la yërëm ñi nga xam ne ñoom ñëpp a dawoon di jëli vaccin bi mu jàpp ne sax daanaka ñoom ñoo nar a fay bor bi nga xam ne moom la ñu lebee ca réewum France. mais ñun bi ñu njëkk a commencé mooy Sinopharm voilà moom lañ jëlee Sinopharm boobu lañ amul problème mais bii nga xam ne moo di AstraZeneca moo xaw a jur coow ci àdduna bi yëpp ñu jël beneen commentaire xëy na sax mu nekk le dernier kii moom day laaj ministre de la santé bu réewum Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr mu ne voilà Momar Dieng mu ne daanaka dafa mel ni ku deltu ginnaaw ci mbir yi ndax dafa nar a deltu ginnaaw ci li nga xam ne moom doon yëkkati ci ay kàddu ak di leen tàgg wala déet xam naa Abdoulaye Diouf Sarr ak le ministère de la santé dinañ ci indi kii moom mu ne nañu continuer di jël vaccin bi nga xam ne moo di AstraZeneca ndaxte nag jàpp na ne sax une dizaine de pays bu nekkee ci réewum